moo tax dama leen di gërëm di leen sant yàlla nañ ko am seen rajo xëy na bu ñu demee ak question yi ci loolu lay gën a ci lay gën a amee solo xam nga donc li ma ci jublu woon moo nekkoon rek wax ji ba yàlla defee ma nekk tout le temps di jàng jaar yëpp ma amoon mu metti lool xam nga ñun ñëpp ñu jaar ci yàlla def ba amee xéwal yoo xam ne jot naa ko ma ne woon su ma ko bindee xale yi fi ne ñu gis ne kat li lu mel ni lu am na ku jaar am koo xam ne jaaroon na fi ñu tudd na ko ba léegi yàlla def na ci taw xam nga boo jëlee livre ñu naan je alxuraan sax ba ko ubbee yàlla ne yow maanaam kat yow mi ci livre bi ko xool yow lay wax livre bi je ngeen gis kenn ku ci nekk ki ko bind je yow lay wax kon ngeen xam ne yow yëpp jaar-jaar la xam naa li mooy wax ku ko xool di nga ne lii de gis naa ko lii de dund naa ko loolu rek moo taxoon ñu ne nañ ko ñu ko def loolu la sànq moom sama tante mi ngi wax beneen téere boo xam ne xam naa samedi fi lañ koy def fi lañ koy lancé université Cheikh Anta Diop téere boobu itam mooy sama livre de thèse travaillant dessus pendant 10 ans doon xool rek journalisme bu ñu koy def bu ñu koy buy taxaw xam nga yan jafe-jafe la ndax àdduna yomb lu nekk rek da ngay fëccee fële loolu laa tënk def ci benn téere boobu xam naa samedi lañ ciy wax incha allah voilà donc am na ñu bëri ñu nga gis am na ñoo xam ne dañ leen gis waaw waaw jërë ngeen